voilà léegi mun nañ dem carrément sur des questions de démocratie yaa ngi koy wax sànq suffrage universel bokk na si jàngoro yi gën a rëy si li ñu nemmeeku si Afrique sowu jant waaye bu ñuy xool fi Sénégal même bu nekkee débat bi mun nañ wax ne ñoragul mais coowal troisième mandat da nga ko fiy dégg lu bare bare soxna Aminata Touré bu mu jénnee fan yéen ñu jénn sax ne au Sénégal c'est dépassé gis nañ réponse yi nga xam te ni moom la recevoir loolu tam ban analyse nga si def par rapport ak kaaw Aminata Touré ak troisième mandat. maanaam bu ñu toog di waxtaan troisième mandat Sénégal mooy tamit ñu nit dañoo feebar bi jot nañu tey war nañu tamit jóg suñu bopp parce que ñi nga xam ne ñoo yor nguur gi tey man maa nekkoon coordonnateur M23 ak ndem si yàlla ji Amath Dansokho 23 juin ku ko fàtte sa xel su demul ci 23 juin yow xamuloo lan la peuple sénégalais bugg troisième mandat réglé wuñu ko rek ci constitution réglé wuñu ko rek ci ay vote peuple bi ni mu jógee 23 juin bi Sénégal amee indépendance ba tey peuple musul jóge noonu peuple sénégalais bi ñu amee indépendance manifestation yi am 23 juin ak mouvement de masse bi am 23 juin peuple bi yëpp jóg taxaw ne du fi amee ak aussi fitna bi mu indi lakk yeeg coow yeeg machin man xaw naa cee dee. xam nga loolu moo wane ne li ñuy wax limitation de mandat dafa bokk ci li nga xam ne moo gën a sax ci culture politique bu Sénégal moo gën a sax ci culture démocratique bu Sénégal parce que amul benn événement boo xam ne sénégalais yi jóg nañ ci taxaw noonu kooku nag kenn waru ko fàtte. te ñi jiitu ci ñi taxaw ñu yor nguur gi tey ci lañ bokk te it loolu tax na ba nga xam ne bi ñuy defaraat suñu constitution bi ñu koy defaraat loolu lañ laal. 2016 moo sa mujj. moom 2016 bi ñu koy laal pour fexe ne dañuy régler définitivement lii nga xam ne mooy problème mu troisième mandat kooku président ci boppam moo ko wax. te ci xeex bi am na lu mu wax loo xam ne am na solo dama koy fàttali parce que aussi loolu mooy sacralité bi parce que pour génne sacralité bi moom ci boppam maa ngi fàttali ko de mu ne bu fekkee dañu julli tabaski ñaari rakk rek la bu ñu dem korité it ñaari rakk rek la xam nga yooyu yëpp c'est sacré maanaam mënuloo ko dindi lu sax la kon nag Aminata Touré bu waxee loolu day fàttali rek parce que aussi waxeet maa ngi fàttaliku rek maa waxoon waxeet ni mu cristallisé xeex bi nga xam ne moom dañuy xeex bi nga xam ne président Abdoulaye Wade wax na ko à l'époque. ak ñi si ñàkk seen te xam nga tamit ak ñi si ñàkk seen bakkan ñi si ñàkk seen bakkan dafa bëri. te tey troisième mandat posan la pour démocratie dama koy expliquer ci ay anam yu leer c'est-à-dire que du ma ko wax de façon boo xam ni dafay nekk ne d'abord ñun bi ñu ko defee Wade dëgër. fañ ko réglé mooy urne yi xam nga urne yi rek bi ñu ko réglé ba nga xam ne Wade daaneel nañ ko loolu rek référendum la urne yi bi ñu ne Wade fii la yem loolu rek référendum la kon waratuñu dellu seeti di wax wala di mbébét wax boobu parce que loolu rek mooy indi coow te ñun ba ñu fa jógee troisième mandat fii ba dañu ne Alioune yow de war nga dem ñu toog waxtaan bi ñu paree élection yi ñi seet gouvernement bi ni ñu koy defaree man ku bëgg dem ci gouvernement bi nga dem man intéressé wu ma dem Burkina Faso boo demee sax ñu dem ci ay à la une yoo xam dañ ne am ñu dafa dem exilé wu Burkina Faso oui demoon naa Burkina Faso mais li ko waraloon mooy ci gën a waral mooy c'est vrai dañ ma doon def ay menaces de mort. loolu la yóbbuwoon Burkina Faso. loolu moom ci la bokk xaaju guddi ñu may woo di ma menacer de mort ci bisu élection yi am sax. benn état boo xam ne seen kii ñoo ma ne Alioune Tine moytul téléphone ma ni ma Alioune Tine moytul. seeni service de renseignement. service de renseignement état étranger ni ma moytul dañ lay bëgg a rey boole ci sama benn xarit boo xam ne tamit dinaa tudd turam moom rek ma lay mën a tudd turam parce que moo ne ma Alioune Tine moytul gars yi ñu ngi lay jéem a rey muy Pierre Goudiaby Atepa bisu élection yi ci boppam sax moom moo ma ne foog ñu wut fu ñu la fat parce que fu ñu la fatul lu ne mën na am. waaw ci laa dem nag Lagon 2 foofu laa bi ñuy def élection yi. foofu laa demoon dëkk ñu ne bul téléphoné bul def dara donc pour wane ne rek affaire bi ni mu mel waaye ba ma paree dem Burkina
société civile Burkina yépp dañ ñëw ni ma kaay ñuy waxtaan yéen nan ngeen def Alioune Tine ni ngeen doxale ñu wax leen nan la ñuy doxale ñoom tamit 2014 yaa ngi koy fàttaliku. ci lañ xeex seen xeex dindi fa ay affaire kii troisième mandat doo ko dégg ñu waxtaan waa Togo wooñu waa Niger wooñu bari na ay résistance contre ay mandat indéfini xeex bi fii lañ ko jëlee fii ça veut dire que ñun référence lañ. Dakar école la kon si wàllu woowu. Dakar ci résistance par rapport au troisième mandat école la boo xam ne bii pays yu bëri africain ak non africain ñëw nañ bu ma ñëwee wax la ne même les frères musulmans ñëw nañ seet si ma fii Dakar doo ko gëm. ah bon les frères musulmans. les frères musulmans bu Égypte ñëw nañ ay ministres ñëw seet si ma fii waxtaan ak man ma dem dajewaat ak ñoom mais bi may daje ak ñoom maa ngi daje ak ñoom en Turquie fa la ñu nekkoon ñu ci bëri nga xam ne ils étaient réfugiés donc ba lay jox ay information yu wér wala ne Dakar ak xeex bi nga xam ne dañ ko xeex fii référence la woon maa ngi koy doog a wax ni sax ci kii te am na ay ñu bëri ñoo xam ne ñu ngi fi xam nañ li may wax lan la parce que ñoom ci seen bopp ñoom ñoo jël ay lien pour indil ma leen fii mun naa la leen tuddal donc troisième mandat posan la li mu wund mooy école Dakar boobu ak résistance boobu moo tax ñii FNDC Guinée jóg taxaw ak parti ni ñu nit dañuy xeex troisième mandat. mooy le Front national de défense de la constitution. waaw mais lan la andi ñaata lañu rey ëpp nañu téeméeru bakkanu aadama doomu aadama yu rey leen coow bariwu ci sax lu ëpp téeméer lu ëpp ñaar téeméeri nit ñu jàpp ni leen ràpp ci kaso bi ba tey di nga ci gis ay nit yoo xam ne ñi jege Cellou Dalein Diallo yëpp ñu ngi leen tëj am na ko ci dee bu yàggul ci biir kaso bi lañ ko la dee donc tey boo demee Guinée impasse politique lañ nekk. mais Sénégal bu nekkee ne yaa ngi koy wax sànq. bu nekkee ma rek ma egg parce que Sénégal foog mu déglu xam li xew ak li ñu def fii ak M23 lan la jur. Côte d'Ivoire boo gisee aussi ñu taxaw seen taxawaay am na lu ñu jàng si ñun te ñu koy kii ba tey boo duggee ci biir kii bi di nga ci xam dara ñoom it ñu taxaw seen taxawaay doole rek la ñu jël duma leen jël armée mais ba tey Alassane Ouattara tey mun nañ ne ñu bëri ci opposition bi dañu gàddaay ñi nga ci biti. mënuñu dugg seen réew ku mel ni président de la république nga xam ne sax pour dugg sa réew problème la Gbagbo Guillaume Soro nga xam ne nekk na président de l'Assemblée nationale nekk premier ministre mënul dugg. Afi Nguessan mu nga ñu tëj te mu nekkoon ancien premier ministre. xam nañ ko mu nga ñu tëj. yow ñooñu nga xam ne ñoom ñëpp ma bàyyi nag ñi nga xam ne ñoo ànd ak béjjén rey yi ñu rey en quelques jours parce que moom bi mu jëlee bi mu nee da koy nekk day def troisième mandat ba bi ñu def élection yi. am nañu si ñaax seen bakkan ëpp na ma ne la juróom-ñett fukk ak juróom ci ay anam yu ñaaw ay jaasi la ñuy jël di leen dog man boo gisee image yi may am image yëpp lañ may jox ñii dañu leen lakk ñii dagg seen baat ba pare di football seen bopp. kenn mësul gis loolu ci àdduna bi. te loolu ren jii am na. ren jii la am yàggul. te malgré ça Alassane Ouattara dafa jàll ak benn score bu am solo plus de 90%. élection amul Côte d'Ivoire laa la wax ay lu mun nañ lu wax lu ne mais du ñu ne élection am na Côte d'Ivoire wala élection am na Guinée ba pare yow nga gagné sa ay élection ba pare nekk dans l'impasse politique maanaam dañuy rey démocratie parce que bu fekkee ne jël nga opposant yi tëj mënuñu def dara wala ñu gàddaay démocratie amul ci réew moomu dictature moo fa am ba pare nag répression am fa loolu bu ñu boolee instabilité politique bi nga xam ne moom la troisième mandat di indi violence politique yi nga xam ne moom la troisième mandat di indi ak lii nga xam ne moo xew Sahel mais bu ñu ci continuer Sénégal dafa war a joxe exemple ci ñaari anam dama la koy wax rek Sénégal dafa am war a joxe exemple ci ñaari anam bu njëkk bi en matière de démocratie mën naa ne bi nga xamee ni au 19e siècle démocratie mi ngi am ci àdduna bi 1789 19e siècle 18e 19e siècle Sénégal a nga ca bokkoon 4 communes yi bi ñuy expérimenter démocratie ci àdduna bi ca lañ bokk ñuy voté ay maire di voté ay député fii 4 communes Afrique yëpp expérience boobu fii rek la amoon bu ñu ñëw ba dem ci ay ouverture démocratique ak di théoriser boo jëlee Senghor moo ko fi jiitu mu nekk une référence
alternance avec Abdou Diouf sur le plan démocratique mu dem te amuñu fi transition yoo xam ni kii na Sénégal rek la am coup d'état musu fi am Sénégal rek la am. mais donc stabilité boobu. amul njëg stabilité boobu mooy ressource benn. deuxième bi mooy la résistance par rapport effectivement aux dictatures système de résistance bu am muy opposition sénégalaise muy société civile sénégalaise aussi ay référence lañ ci àdduna bi suñu opposants yi ne fii ay référence lañ période boobu parce que ñoom tamit seen xeex ak bu loolu moo indi alternance donc loolu dafa nekk affaire boo xam ne ci suñu histoire kenn waru koo fànq kenn waru koo fànq te ñëpp dañ war a taxaw ba nga xam ne dëgg-dëgg li nga xam ne moom la ñu gis tey mu ne politique ñu seet nan lañ ciy génne parce que politique du fen politique du nga ñàkk a sàmm sa kàddu politique du nga xam ne muy ay nguur rek ak lépp loo xam ne moom la àndal te mu lay jëriñ yow kenn te di xañ sa réew li lay jëriñ te di xañ sa réew vraiment ñu fexe ba nga xam ne daañu taxaw am jom am fulla am fayda ba tegg ko fi ñi nga xam ne tamit ñoo koy def tamit ñu xool seetaan seen bopp seet fi nga xam ne tamit mooy jaar-jaaru Sénégal yépp ba nga xam ne dëgg-dëgg suñu Sénégal bii ñu am par rapport ak situation bi nga xam ne moo am dans la sous-région Sénégal continue di ci nekk référence